asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant tey li ñuy waxtaan ak yéen ndax digg bor la mooy la bàyyi moom lañ bëgg waxtaan ak yéen leeral leen ci mais bien avant ñu koy leeral dañu leen bëggoon joxoon ay alerte loolu lañ bëgg waxtaan ak yéen tey ñu dem ak a ñëw léegi incha allah. salaamaaleykum mbokk internet yi comme ni ngeen ko waxee woon sànq dañuy bëgg waxtaan ak yéen ak lu jëm ci bàyyi ndax dige bor la keroog waxoon nañ ci délibération la mooy délibération na lañ koy jëndee wax nañ ci tamit ak délibération ba keroog mutation bi tey dañoo bëgg a wax ci bàyyi mais balaa ñoo wax ci bàyyi dañu dikk rek ci ay alerte yi nga xam ne bëggoon nañ ko def leeral ko ak yéen ndax dañoo gis ne actuellement les internautes ñu ci bëri ku dugg fii rek tu es intéressé par affaire u terrain affaire u immobilier d'ailleurs nañ leen defal benn waxtaan jëmale ko ci investissement parce que ñu bëri ils ont de l'argent yor nañ xaalis waaye dañ ko bëgg investir am na ñu ne lan investir leen ci immobilier waaye seen xel dafay jiixi jaaxa nan lay jiixi jaaxa mooy ban nañ def fan yoon la ñuy jaar pour investir ci immobilier loolu lañu jagleel benn vidéo bee xam ne dañ ko may internet mbokk yi tey balaa ñuy wax ci bàyyi dañuy wax ci benn alerte dañuy wax ci les formes de litige doogu dugg ci bàyyi alerte bi ñu bëgg a joxe lenn kese la premier alerte bi ñu bëgg a joxe lii la ñu bank baaraam mooy ne nañu bàyyi ñi nga xam ne am nañu terrain nañ ko di saytu nañu bàyyi di sàggane suñuy terrain nañu bàyyi di sàggane suñuy bien immobilier sax boo jëndee terrain ba pare moo xam Sénégal nga nekk moo xam extérieur nga nekk de ko saytu li tax ñu wax loolu ndaxte am na ay samba boy yi nga xam ne seen liggéey rek mooy di xool terrain yi nga xam ne yàgg nañ fa kenn gisu ko ñu jaar ci gannaaw di ko jéem a faagaagal moo tax bu ngeen toogee lu yàgg da leen gëstu seen terrain moo xam da ngeen di yónni seen ndaw moo xam da ngeen yónni seen rakk seen yaay seen papa ak ku mënti doon ba ci sax cabinet yi nga xam ne d'ailleurs ñun am nañ projet bi nga xam ne dañ koy def ñu leen li ko gëstul nañ ci ñëw après waaye conseil bu njëkk mooy alerte bi seeni terrain bu leen ko di bàyyi noonu amul jënd naa rek bàyyi naa ko noonu maa ngi ko bàyyi ab suma ñëw xool ko déedéet parce que gis nañ ci ay déception yu bëri loolu mooy premier mooy xam alerte bi deuxième alerte bi lan la mbokk yi mooy dañuy gis ne ñu bëri dañuy jënd ay terrain waaye bu ñu jëndee terrain seen xel dal ñu ne léegi après nañ ko yóbbu bàyyi mais dañuy dem ba bëgg ko yóbbu bàyyi gis na y a des problèmes y a des couacs problème si njëkk mooy dañuy gis ne promoteur bi nga xam ne dafa loti sa terrain bi am na ay papiers yi nga xam ne daf ko war a diggante moom ak impôt et domaine te papier yooyu bu duggul impôt et domaine maanaam ñi nga xam ne ñoo jënd foofu ci assiette boobu duñu mën a mës a dem bàyyi kon donc loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax loolu erreur la ba nga xam ne d'une part c'est partagé en deux mooy ki nga xam ne mooy jënd ak ki nga xam ne moom mooy promoteur bi nga xam ne moom mooy jaay terrain yi loolu nag yow mi nga xam ne yaa ma concerné mooy yow mi nga xam ne yaay sama internet yaay sama fidèle client yow laay waxal booy jëndati bàyyil xel ci ay documents yi nga xam ne da nga ko laaj waxoon naa fi yenn documents yi nga xam ne war nañ koo laaj booy jënd terrain waaye tamit dafa am yeneen documents yi nga xam te moom la leen di limal bokk na ci maanaam booy jënd bul gêné wu ki la jaay en général nag yi muy concerné mooy ñi nga xam ne en général dañuy def ay assiettes yi nga xam ne dafa nekk ci ay àll ñoom dañ ko dagg lotissé ko en général kenn dëkku fa bëriwul ñu fa dëkk mën nañ jox bu ñu jox benn dëkk sax mais day mel ni kon dañ naan dëkk boobu baaxul mais par exemple donnons l'exemple benn exemple bu rek côté Mbour wala Thiès nga xam yooyu moo des léegi Dakar moom pratiquement fees na boo jëlee lu mel ni yéen Mbour wala nangam maanaam foofu àll la bee xam dañ koo dagg un promoteur waxoon naa ko fi bu lotissé ba pare dafa war a am autorisation de lotir ndax bu ko amul doo mën dem bàyyi loolu moom bokk na sama vidéo yi mu daan wax boo amul autorisation de lotir dina am problème pour dem bàyyi maanaam autorisation de lotir boobu ñoom la ñuy daw yenn saa yi ba duñ ko yóbbu impôt domaine je suis un promoteur
boo nekkee promoteur par exemple je donne un exemple je suis un promoteur su ma daggee terrain mu par exemple 1 hectare man terrain boobu balaa ma koo jaay ci yoon dama war a matal papier yi nga xam moo waral sama diggante ak état bokk na ci maanaam papier boobu lu ñuy wax le plan autorisé benn bu leen gêné wu di ko laaj le plan autorisé li ñuy wax arrêt préfectoral li ñuy wax le fichier numérique li ñuy wax demande réception adressée au chef de cadastre donc document yi boo leen di jënd terrain laaj leen ko xamul tax parce que boo leen ko laajul ngeen dem ba ci biir bëgg a dem bàyyi woo kenn mu leen bëgg a yóbbul bàyyi wala ngeen bëgg a dem bàyyi nga dem cadastre ñu ne document bi jàllul dafa mel ni ñi nga xam ne ñi ngi nekk pôle Lac Rose bi pôle urbain bi moo xam Diamniadio la moo xam Lac Rose la ñooñu problème la pour ñu dem bàyyi parce que pôle urbain bi la projet état la dama koy faral di wax nit ñaa ngi may woo nag partout nag nit ñaa ngi may woo di ma laaj ay questions mais je réitère dama koy waxaat nañu moytu pôle urbain bi képp ku fa jënd na nga toog xaar ku fa jëndagul bul fa jënd pour l'instant xoolal feneen nañ la proposé feneen maanaam suuf si yaatu na kon donc encore une fois ci alerte bi booy jënd ci terrain maanaam lii na ko laaj promoteur bi boo ko mënul laaj na nga jege kee xam ne mën na ko laaj en tout cas nous en ce qui nous concerne ñun dañ leen di defal gëstul terrain balaa nga jënd terrain boo contacté cabinet bi mooy MTM boo ñu contacté ñun dinañ am ay procédures yoo xam ne dinañ ko jaar ak yéen maanaam dinañ ko jaar ak bailleur bi li nga xam ne yow mënoo ko ñun mën nañ koo def dem gis bailleur bi laaj ko papier yëpp mat ba pare defal la rapport envoyé ko ne la mën ngaa jënd wala mën ngaa toog donc lii mooy alerte yi nga xam ne bëggoon naa ko séddoog yéen mu doon lu am importance yi nga xam bàyyi leen ci xel balaa nga jënd terrain ñun lépp lu ñu gis ak lépp lu ñu xam lépp lu ñu jàng lay xam ne maanaam day faagagal seen xaalis wala boog day tax seen investissement nax saay nañ ko séddoo ak yéen bu ko defee internet yi mën koo xam mu doon lee xam day leer seen bopp kon mbokk yi gannaaw bu ñu jugee ci alerte bi nañ ñëw ci la forme litige yi actuellement Sénégal dañu gis ne vraiment nit ñi bëgg nañ terrain lool nit ñi bëgg nañ jënd lool waaye litige yi bëri na lool litige yi bëri na lool te li ko waral mooy am na yoo xam ne ndeysaan bi ñu def seen xaalis xamuñu parce que ku nekk kenn du xam ne maanaam paxa ngi nga ci dugal sa bopp maanaam seen xaalis bu ñu sañoon dañ koy dugal ci investissement bu solide waaye dañu dem ba ci biir am ay déception wala déception yi en général déception yi en général bokk na ci terrain bi nga xam ne double vente lay doon maanaam litige yi maanaam jaay nañ ko monsieur X jaay nañ ko monsieur Y monsieur X ak Y te en général balaa nga koo xam balaa ngeen di xam ne terrain bi am na litige nga dem bay tabax parce que dañuy wax ne terrain du amagum borom lu da nga yëgati brique moo tax jënd sa terrain bàyyi ko noonu boo bëggee xam ndax maanaam waaxu sa ba ngay daggal xam nañu koy waxee ci wolof boo ko bëggee xam rek gaawal teg fa clôture da ngay gis ne léegi bu dee am na litige léegi borom feeñ waaye boo jëndee bàyyi noonu di ci am yaakaar naan samay doom laa ko bàyyeel di ci am yaakaar naan su ma ñëwee Sénégal def naa investissement am naa terrain nga ñëw tey bëgg a tabax borom taxaw ne la man maa ko moomoon cori na cour tribunal yéeg ko wàcc kon donc en général litige balaa feeñ il faut brique jub kon donc pour éviter ces litiges là di leen vérifier seen terrain yi di leen ko vérifier donc dañuy wax ne encore une fois ñu rëbb ñëwaat ne forme litige yi bokk na ci terrain yi ñi koy jaay di ko jaayal di ko jaay loolu erreur ñi koy jaay la am na kee xam ne day jaay ñu ci bëri xam nañ ko waaye dañuy bëgg maanaam njuuj njaaj dañuy bëgg maanaam def naka su dul noonu maanaam ak ndëngate la donc loolu pour éviter ko yow amul fulla bu doy ni yow ka lay jaay bu la mënul jox ay kayit yu leer ka lay jaay bu la mënul ubbil yoon bi pour nga def ay investigation amal fulla tey sa xaalis donc ñu ngi noonu benn litige bi mooy héritage dañ def très attention ci këru héritage wala terrain héritage parce que dañ ciy gis ni quoi yu bëri doom day jóge fële ñu jaay terrain te maanaam am na ay doom baay te am na ay rakk yoo xam ne yëguñu da ngay xëy rek mais ba day am ba ci titre foncier d'ailleurs sax nañ leen ko defal histoire de Njaxiraat mais dañuy démolir foofu ay terrain yu bëri lu ko waral mooy dañ ne titre foncier bi ñaari famille la woon kii ñëw ne suñu bàyyikat daf ko ñëwoon bokk ko suñu doom ak ñu lañ ko bokk ñii jaay ñii jaar sa ginnaaw état jaay état bon histoire bi nga xam ne dañ leen ko indil gën leen ko leeral fii xam naa xajul fii tey kon donc ñaari forme litige ngoog yi nga xam ne dañ ci bàyyi xel muy problème héritage ak problème double mutation yi ak double vente yi
loolu xam naa dañ ko gën a leeral mais comme que tey bàyyi moom tax a jóg nañ ci wax tey mbokk yi nañ wax ci bàyyi tey bu ñu bëggee dugg ci bàyyi dañuy wax ci le bàyyi lan mooy bàyyi durée bi procédure bi barème yi c'est très important barème dañu si ñëw ak nan la ñuy déposer bàyyi ak les documents yi nga xam dañ koy déposer fii amul nëbbu ma amul dara luñ fiy nëbb amul dara luñ fiy nëbb waaw na leer ci bopp internautes yi kee xam ne mën nga koo defal sa bopp wala sa mag wala sa rakk mën la ko defal yónni ko mu defal la ko te nañ leen leeral li ngay déposer kee xam ne wóolu nga cabinet wala wóolu nga un géomètre wala un notaire na la ko defal mais dañ koy wax mu leer mbokk yi la bàyyi mu topp si ñuy wax acte administratif le titre de propriété dafa doon délibération acte administratif dafa doon bàyyi ak titre foncier donc lii mooy papier yi nga xam ne nit ñi moom la ñu xam donc gannaaw boo defee sa acte de vente ba pare yóbbu sa titre propriété moom mooy sa délibération ou bien sa délibération bul bàyyi rek foofu da nga koy yóbbu bàyyi parce que bàyyi dafa doon lu am importance parce que acte de vente comment dirais-je délibération le titre de propriété ça veut dire que ne état moom suuf soo délibération kenn waru koo jaay comme ni ñu ko wax mais Sénégal la mais délibération état dafa ne la ah man kat abal naa la fii écoutez très bien état dana la man abal naa la fii kat pour nga tabax abal naa la fii pour nga dëkk waaye ana ñi nga xam ne ñoo yem ci délibération kese état mën na xëy na la ma la abaloon kat jox ma ko kon donc képp ku am délibération góorgóorlu ba yóbbu ko bàyyi benn. Deuxièmement mooy bi topp ci délibération mooy bàyyi ndaxte bàyyi boo ko amee location la état dafa ne man kat ah partie bii nga nekk kat dama la ko loué donc chaque année da ngay fay xaalis donc vous voyez donc dama loué naa la ko donc état bu ñëwee ëllëg pour am ay infrastructures yoo xam ne dafa yaatu yu ngand bi nga xam ne da ko fa bëgg a def état dafay ñëw ne la ah man kat tey dama soxla fii waaye kat am na barème yu may fay moo tax wax naa léegi ci ay barème maanaam barème yi. Imagine mu nekk délibération état daan man yow maa la ko abaloon kon dama koy nangu mais bu dee def ko loué daf lay am ay barème yu mu lay fayee plus que nag kër gi di gën a am doole état bu fay jaaral dara da lay fay bi di gën a am doole imagine mu bëgg def stade wala mu hôpital wala mu bëgg def nangam donc bu dee sa këyitu kër dafa gën a rëy mu nekk bàyyi wala mu nekk titre foncier si ngay gën a am barème dédommagement bi si lay gën a am doole waaye boo nekkee délibération moom là moom bonjour les problèmes kon donc dañ koy yóbbu bàyyi. barème yooyu ça dépend après dinañ leen si ñëwal ay waxtaan état nan lay fayee ak bu la yëkkatee kon donc boo amee bàyyi sa barème tane na boo amee titre foncier là moom c'est mieux moom waaye mënoo jëg-jëg am titre foncier lu da nga am doole donc da ngay jaar bàyyi. bàyyi comme ni ñu ko waxee durée bi en général mi ngi nekk ci 3 mois ba 6 mois en général le bàyyi c'est 3 mois ba 6 mois mais bu dee accéléré nga ko topp nga xam nga procédure yi. Peut-être yàlla mën na la dimbali nga am ko balaa boobu léegi procédure bàyyi lan la waxoon nañ ko fi procédure bàyyi nii la ku xool suñu yenn vidéo yi di nga xam procédure bàyyi boo déposé le bàyyi da ngay am ce qu'on appelle benn décharge wala au niveau de Mbour léegi dañoo bàyyi li ñuy wax les attestations de bàyyi bon pour des raisons après kuñ dégg mën nañ la ko wax mais dañ ko bàyyi. léegi li nga ñëw mooy dañ lay décharger dafa la benn récépissé waxoon nañ ci suñu vidéo passé récépissé ak attestation buñ ci ñëwaat donc boo ñëwee déposé bàyyi da ngay toog xaar procédure ban lay jaar mooy bu jaaree ci chef impôt domaine le chef des bureaux impôt domaine dafay jël dossier bi jébbal ko cadastre am na benn bureau bu ñuy wax bureau cadastre ñooy saytu loolu lu ñu terrain bureau cadastre dañuy jël seen équipe. ñu dem gëstu ñu ne ah terrain monsieur Mbaye bi kat déposé na bàyyi mi ngi jas dañuy dem xool natt xool ndax bu xoolee ba pare jël information technique yëpp bu ñu paree jëbbal ko le chef de bureau impôt domaine tamit jëbbal ko urbanisme gëstu xool ndax est-ce que maanaam terrain bi ak fi ñu ko def méngoo na ak le plan urbanisme parce que urbanisme mooy lépp lu jëm ci maanaam dëkkuwaay lépp lu jëm ci infrastructure yi nekk yi nga xam ne moo nekk ci ab dëkk. ñu xool ndax ah fii kat ndax stade waru fay jaar fii kat ndax autoroute waru fay jaar fii kat rail ferroviaire ñu ne ah d'accord kii kat amuñ problème ñu delloo ko chef des impôts et domaines par contre chef des impôts et domaines mu woote li ñuy wax CCOD boobu maanaam kàngam ñooy toog bu ñu toogee ñu yor pile de dossier nag ñu déposé woon bàyyi mën na nekk trentaine centaine nangam ñu déposé pile de dossier ñu toog comme genre délibération niveau mairie rek la. bu ñu toogee CCO2 boobu
dina am benn représentant du ministère des finances bi nga xam ne moom mooy ñëw ministère des finances da koy yónni mu ñëw toog ñu toog see sa doo ñu ne ah monsieur Mbaye kat gis nañ ne gëstu nañ dossier bi nangam urbanisme validé na ko ñu xool les paramètres techniques tout ñu ne ok ñu ne ah on l'accorde le bail donc nii lay demee waaye bu ëpp waxoon naa ko fii bu ëppee 200 mètres carrés donc dafay jaar ministère de finance donc foofu waxoon nañ ko maintenant nañu ñëw gàttal tuuti rek ci yan document la ñuy déposer bail nan lañ koy déposer bail document yi si njëkk mooy da ngay am attestation originaux yi nag laa wax da ngay am sa délibération wala acte de propriété 1 boo ko amee ba pare nga amaat aussi sa comment dirais-je sa acte de vente am sa plan NICAD ak sa photocopie carte d'identité après nga dem déposer sa bail mais bala nga déposer yooyu yëpp yaa am ñaari dossiers yi nga xam ne tamit lu jar a leeral la premier dossier bi mooy acte de vente bi bu leen fàtte na terrain boo ko jëndee demal nga déclarer ko dañ koy enregistrer attention acte de vente dañ koy enregistrer au niveau des impôts et domaines waaw am na impôts et domaines yi nga xam ne dañu def 5% am na ñi nga xam ne dañu def 20% actuellement dégg naa am na impôt domaine bu nekk fi def na 20% loolu leeraguma peut-être moom du ma ci bëgg a prononcé wu ñu ngi léegi 20% léegi pour seen taux d'enregistrement yi waaye daal xamal ne terrain boo ko jëndee da ngay dem enregistrer ko au niveau des impôts et domaines mooy acte de vente bi da nga koy enregistrer boo ko enregistré wul bu passé quelque temps da ngay am pénalité boo naroon fay ci enregistrement bi 5000 di nga fay 15000 kon donc dafa doon lee xam ne ku ci bëgg ay leeral yu yëpp nag ñu bind suñu mail wala nga wooñu dañ la ci gën a leeral mooy acte de vente benn document bi mooy le plan NICAD bi balaa nga déposer bail da nga koy déposer ba pare ça prend quelque temps du yàgg 2 jours 3 jours nga dem jëli ko léegi nag nga boole délibération plan NICAD photocopie carte d'identité ak voilà ak acte de vente bi enregistré léegi nag mën nga déposer bail kon donc mbokk yi c'est très simple mën nañ ne simple na mën nañ ne simple parce que am na ñu ko mën am na ñu ko mënul de toute façon comme ni ma koy faral waxee rek ku ko am sa mbokk bu la ko defal mën nga ko defal waaye des fois il y a des erreurs parce que gis nañ fi ñi nga xam ne ñu bëri woon nañu ñii yónni woon nañ seen i soxna ñii yónni woon nañ seen i rakk mais bi ñu demee ils ont eu des problèmes ci dépôt bi waaw d'ailleurs sax bi ñu mujjee keroog impôt domaine am na kee xam ne dafa yóbbu benn ticket du kee xam mu yaakaar ne délibération la gars yi fayloo ko enregistrement ba pare mu nekk foofu di râler parce que nee na du yoon abus de pouvoir la parce que dafa déposer pour dañ ko fayloo enregistrement ba pare te mënul déposer bàyyi am na kee xam ne dafa amoon mutation dafa ñëw ñu laaj ko mu déposer ba pare dem ba yaakaar ne mën na déposer li ma leen wax c'est des faits réels yi nga xam ne dafa fekk foofu dañuy ñëw toog waxtaan bu mu déposer ba pare luñ ko wax ñu ne ko mënoo déposer bàyyi bi xam nga lan lañ ko laaj maanaam ki njëkkoon am terrain bi xam nga yaa terrain état mairie bu la joxee terrain 2 ans boo toogee defoo ko ay peine da koy nanguwaat kooku terrain bi ñu ko nangoo joxaat ko keneen joxaat ko moom dañ ne ko ancien bi ki njëkkoon moom terrain bi indil ñu kayit yi waaye c'est des trucs yoo xam ne balaa nga ciy dugg il faut nga xam ko donc ku ci mën nga jox ko comme li may wax rek jox un géomètre wala nga jox ko un cabinet wala nga jox ko ku ko xam daal en tout cas ñun au niveau dañ koy def mais encore une fois seen terrain da leen ko yóbbu bàyyi bu leen ko bàyyi délibération bu leen ko di bàyyi délibération y a beaucoup de risques avec les délibérations benn bi ñuy jeexalee mooy dafa am benn point bu am solo bee xam dama ko bëgg a partager ak mbokku internautes yi tëjee ko mooy Lac Rose du ma wane document bi parce que c'est confidentiel dama leen ci wan regardez ici là vous avez d'après ça mairie de voyez mairie de Tivaouane Peulh si biir cachet bi voilà le maire bi fa nekkoon voyez cachet bi donc li ci gën a am solo mooy excusez-moi de la chaise donc bu ci gën a am solo mooy fii nii da ngay gis ne dafa am lu am solo lu ñuy wax mooy piège la ci délibération bi te piège yooyu boo xool duñ ko mën a wane parce que ñi ngi jaay ñenn ñi ci pôle urbain bi bëggoon naa lii balaa ma ci xamoon leen ko déglu leen fi bu baax lu mu wax fii mu ne monsieur X déclare délibération la de ñu ne monsieur X déclare avoir pris connaissance des dispositions relatives aux conditions d'attribution des terrains comprises dans l'assiette du village de Déni Guedj Nord, pôle urbain de Lac Rose, décret nanana,
bon ñu wax décret ba pare il se rapprochera des services des domaines de Rufisque pour les formalités de délivrance de bail hein, relative avec la délégation générale des pôles urbains. Donc c'est des pièges yoo xam dañ koy def ci biir te pourtant yow da nga naan délibération la rek jaay ma wala boobu boo yónnee nit xamul kayit ñu jox la ko lii ñu ngi nii mënul dem bàyyi donc ñu def faire très attention ci piège yu mel nii moo tax may faral di wax ne de leen jege ñi ko xam bu ko defee ñu leen di mën a dimbali seen xaalis du naax saay donc li leen doon wax ci bail di wax ne bail ki koy jaay c'est un notaire mooy jaay bail te bail boo bëggee xam ndax baax na am déet moom titre foncier da ngay dem demander ce qu'on appelle le droit réel boobu impôt domaine kese moo ko mën a joxe yónnil ko xam mu dem déposer le droit 600 francs la waxoon naa ko la 700 francs ñu jox la le droit réel bi mooy wax lu nekk ci terrain bi ndax dañ ko hypothéquer ndax tayle ndax terrain bi amul litige ndax amul charge amul loolu yëpp droit réel bi moo la ko wax benn document la bay xam ne impôt domaine ñoo la koy jox donc di nga ko mën a gis ci lépp balaa ngaa jënd bu ngeen paree ngeen dem notaire bi moom vraiment foofu moom litige amul mënu fa am donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp leen wax ne MTM yéen la fi nekkal ku ci am encore une fois service yi ñuy def bari na duñ ko mën a wax ci vidéo bi parce que vidéo bi déjà dafa gudd di jégalu ci vidéo bi gudd bi rek di wax ne li ci gën a am solo ci ñu service daal mooy dañuy def achat vente gérance ñi nga xam ne dañoo bëgg ko leen géral seen kër ñi nga xam ne dañoo bëgg d'ailleurs nañu wax ci gérance ñun ni ñuy gérer ñi nga xam ne dañoo bëgg jënd terrain ci anam bu leer ñi nga xam ne dañoo bëgg jël seen terrain jëlee pour délibération yóbbu ko bàyyi ñun dañ koy def encore une fois képp ku taxaw ne leen bàyyi dañ koy fay xoolaat leen ko waaye par contre nit mën na ñëw na le je te loue mes services lii nga ma koy defee pour ma defal la démarche yi donc di gërëm ñëpp yàlla sàmm seen alal yàlla dimbali leen musal leen ci ndaxkat yi ak samba boy yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier yéen internet yi merci beaucoup peine bi ngeen toog pour cette année